Zik FM. salaamaaleykum. démb président de la République bu Sénégal jël na dogal baal lu toll ci 2036 détenus muy ñaari junni ak fanweer ak juróom-benn ñu nekkoon ci kaso yi ngir mën a xeex wopp Covid-19 xam ngeen ni fan ñu weesu au commissariat aux droits de l'homme bu Nations Unies Michelle Bachelet daa doon nay woote ci mboolem réew yi nga xam ni am na coronavirus ñu daal di wàññi limu ñu nekk ci kaso yi ndax mooy tëndiku wopp jooje def ravage bu doy waar ci biir kaso yi. Sénégal wuyu na appel boobee kon bàyyi 2036 détenus Covid-19 boobee nag mu ngi dafa commencé di laal ci kaso yi nag dafa commencé dugg ci kaso yi mel ni place bi nga xam ni ay immigré ñoom ñoo fa nekk ca diwaanu yenn ci ay réew nga xamante ni bi dañu fay tëj ñenn ñoo xam ni xëy na immigration clandestine la ñu leen tege loxo nga xam ni déjà am nañ ci ay tiitaange. Éthiopie moom itam ci boppam daal dinay annoncé ci àllarba ji wala parce que dem ci àllarba ji ni dana bàyyi lu toll ci 4 junni prisonniers yoo xamante ni bi xëy na dañu nekkoon ci kaso yi moom itam wuyu kon appel boobee mu bëri kon ay réew yoo xam daañu wuyu appel boobee surtout réew yi nga xam ne xëy na seen ay kaso ay xeetu sanction la woon ndax xataay ba ci nekk ak yooyee. Docteur Moussa Seydi ba tey ci Covid-19 daal dinay def révélation bu doy waar bu am solo lool nag tënku ci chloroquine bi nga xam ni bokk na ci jumtukaay yu ñu mën a jëfandikoo ngir faj wopp ji di coronavirus waxul moo koy faj mënees na ko jëfandikoo bokk na ci garab yi ñuy jëfandikoo ngir mën koo faj loolee itam kii di Joseph Mendy daal dina koy confirmer xam-xamam màcc jëm ci wàllu boobee itam ñu teewlu ko ci micro Aminata Dramé. chloroquine xam nañu lu muy xeexal doomu jàngoro bu ñuy wax virus maanaam dafay tax doomu jàngoro bi du law bu baax ci biir yaram ba pare day tax aussi même nit ku ko su ko amee su demee ci nooyukaay bi dafay tax ni boobu du am doole ran nañu ni depuis longtemps que Nivaquine dafa am effet ci virus effet boobu la ñu bëgg di exploiter fii c'est-à-dire ñu mën a ko jox ñoo xam ne dañu feebar il faut que ñu jox leen chloroquine non seulement dañ ko war a def mais ci sama sago dañu war a aussi di ko jox ñoo xam ne dañuy nekk en contact ku musa am feebar bi bu ñu xaar ba mu développé feebar bi ñu commencé di ko faj parce que sans muy développé feebar bi suñ koy faj man xëy na wala na ñeneen encore. ba tey ci wopp joojee la ñuy des ak njombe yi mu def ci àdduna bi saa si ñuy wax ak yéen coronavirus dal na lu toll ci 532 788 personnes ci àdduna bi yëpp bu ñu seetee réew yi mu gën a laal ñi nga xam ñu ëpp la ñu leen dal bokk na ci États-Unis 86 000 bu ñu seetee itam réew bi nga xam ni nag moom moo ëpp la ñi nga xam ni faatu nañu mooy Italie mi nekk ak 8215 personnes bu ñu seetee nag bi wopp ju commencé ak léegi ñi ci faatu ci àdduna bi yëpp toll na ci 24 077 ñaar fukki junni nit ak ñeent ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari nit ñoo faatu ci coronavirus ci àdduna bi. diwaanu Sédhiou ñu ngi continuer ñoom itam ànd ak kilifa yi ngir def ay sensibilisation wante itam jël ay matuwaay ci la ko seq ci ay frontières kilifa dine gu aada ñëpp a joxante loxo ngir continuer xeex bi foofee ci diwaanu Bunkiling ñu fekk fa Ibrahima Diallo. ci xeex Covid-19 lëmbee mim réew comité régional bu ñu taxawal ci wàllu woowu amal na benn tukki nemmeeku ci département yu Sédhiou ak Bunkiling pour xool matuwaay yu ñuy jël ci wàllu cet ak ci wàllu kaaraange lépp ci xeex wopp bi lee. gis nañu que fépp fu nga xam ne dem nañ fa disposition yi nga xam ne jëloon nañ ko mu ngi en place. ci zone de frontière fu ñu nemmeeku ay nit ñu nga xamante ni dañuy faral di jaar si yeneen yoon suuf boole nañu si xeex mi armée sénégalaise ngir ñu amal ay patrouilles si zone yooyu lee. armée jox nañ leen ay instructions da nga xam ni bépp point de passage boo xam ne gaa ñi dañuy jaar noonu du dugg ñu fatt ko. ci bu comité bi jógee Sénoba jaar na Bogal ngir seet si Thierno Abdourahmane Bari foofu kii di Papa Demba Diallo nekk gouverneur région bu Sédhiou rafetlu na seen taxawaay ci gunge nguur Sénégal ci xeex mi kii di xali bu taslima jotoon na fa dugal loxam bu baax a baax gannaaw mu jaglelee comité régional bi lee benn million si suñu koppar donte sax si région bu Sédhiou amagul benn cas bu positif waaye jël nañu seen matuwaay aménager ay locaux de confinement ngir fagaru. ñu demee Bunkiling gis nañu benn logement boo xam ne ñaari appartement la bu baax
préparé nañ ko pour lieu de confinement. Au niveau de Sanoba am na benn logement bu nekk à côté. Ambiants yi dañ ko mettre à la disposition des Sénégalais pour que bu fekkee cas am na ñu mën ko utiliser. ci bu ñu jeexalee tournée bile kii di chef de l'exécutif régional Papa Demba Diallo wane na mbégte ci ay mesures de sécurité ak hygiène ñu taxawal gannaaw loolu ñaax na askan wi ñu respecté couvre-feu ngir ku nekk mën a aar boppam ci wopp bile. Sédhiou Ibrahima Diallo Zik FM. Ibrahima Diallo maa ngi lay jaajëfal ñu wax ci ba tey ci couvre-feu boobee ak état d'urgence bi nga xam ni ndax topp nañu ko bu baax ci monde rural bi en tout cas question la. suñu daw la ci diwaanu Buur Papa Dieye nemmeeku na yéen ci dëkk misaalu Tataguine ndax nit ñi topp nañu li nga xam mooy couvre-feu boobee ak itam sensibilisation yu ñu jëmale ci ñoom ak ndax am nañu ay jumtukaay yu ñuy jëfandikoo ci wàllu désinfection ak yu mel noonu lañ reportage. askan wi dëkk Tataguine ñoom ñu ngi nangu di dogal yi nga xam ne ni moom la kilifa yi jël ngir xeex ak jàngoro ji di Covid-19. couvre-feu bi ak état d'urgence bi yépp nag respecté nañ ko. loolu lañu sous-préfet bi xamal moom mu jiite comité bi xeex jàngoro ji Jokkal Ngor Ngom wax nañu lu tax mu am loolu. fii moom dañuy sant yàlla defoon nañu réunion bu ñuy wax CLD te ñëpp ñi am kaddu ci askan bi woowoon nañu leen ñu ñëw waxtaanee li nga xamante ne moom mooy feebar bi ñëpp ñi nga xamante ne am nañ ci cër. dugaloon nañ seen loxo ñetti commune arrondissement yëpp kenn ku ci ne génnee nga sa alal ñu jox ko poste de santé ak yu ni mel ñu waxoon ne nañu def sensibilisation ko tamit muy état d'urgence loolu aussi vraiment askan bi mi ngi koy topp bu baax a baax. ci loolu nag coordonnateur ak APR bu gox ba ñëw na jàppale comité bi ci ay matériel désinfectant alcool gel masque ak ay gants pour ñu mën a def seen liggéey ni mu waree. te ñaan na ay militants ñu def ay caravane de sensibilisation di war dëkk yi. bu ndaw càmm nag moom moo yor kàddu ki def jëf ji. ñun Ibou Ndiaye mi ngi sant ñi dem ci gox bi wër askan wi waxtaan ak ñoom wan leen ñi toog ci kër gi. mu nekk Covid-19 ci diwaanu Tataguine nag day nekk rek mooy nag léegi ñu xeex ko ful la fi mu ne ku nekk ci wàllu politique yaa ngi xëcc ci ñetti eau de javel sax soppi ko yi fi politique. ci diwaanu Pikine kii di directeur de l'agriculture moom itam na ngay ñaawlu comportement wu ndaw ñi faaw ñu respecté ñi di force de l'ordre yi Omar Sané la waa ji tudd nee na libéré mën na cee am ci ñi ñu teg loxo waaye faaw ñu fexe ba xamal leen ni lii lu wàll yeneen i xibaar di ngeen ko dégg ministre bi wax lu jëm ci wàllu commerce Aminata Assome Diatta ma nga woon ci tukki nemmeeku ci yenn ci ay place ay boulangerie ak ay marché jubluwaay mooy xool tolluwaay stockage bi. la muy fàttali rek moo di ni na xelu Sénégalais yi dal ndax li fi nekk ci wàllu stock doon na lu doy sëkk Fatmata Diop ma nga fa woon. Aminata Assome Diatta wàcc ci terrain bi jëwriñ bi ñu dénk wàllu njënd ak njaay mi ci mim réew daal dina seeti waa Auchan lam ca jublu moom moo di rek xoolal ak boppam li nga xamante ne moom moo ñeel ci grande surface yi le ndax nag ñu ngi doon di wax ci lu jëm ci wàllu rupture waaye nag mu ngi dalal xelu askan wi. di wax consommateurs yi nii marché bi approvisionné nañ ko bu baax a baax état def na lépp ba nga xamante ne kenn du am problème ay say loxo mais aussi gis naa def nañu ay marquage pour distance réglementaire yi am na sax ay vitres yu ñu def ci caissières yi pour que ñu bañ a nekk en contact. ba ñu jugee ci Auchan ñu daal di wutali boulangerie yi mesures yi nag respecté nañ ko bu baax a baax file Amadou Gaye moo jiite fédération bi ëmb boulanger yi ci Sénégal. ñu ngi def tous les efforts pour que ñu bañ a nekk ci ay jafe-jafe parce que moom taxaw na ak courageuse ni man faaw ma accepter ànd ak boulanger yi pour vraiment éviter vraiment propagation coronavirus bi. initiative bu ñu mel consommateurs yi rafetlu nañ ko lool. ñaan ko mooy que nañ fexe multiplier seen point de vente yi ndax consommateurs yi bañ a yàgg ci foofu bañ a sonn comme que mesure bi dafa tombeek feebar coronavirus bi dugg ñu war a appliquer tamit li nga xamante ne consommateurs yi yàgg na ko jooy mooy problème hygiénique. jëwriñ bi ñu dénk wàllu njënd ak njaay mi daal dinaa nag wax ci biir visitam bi nag mesure yi ñu teg nag dafa rek nekk lu war ginnaaw nag propagation bi ñu nemmeeku ci coronavirus bi ci mim réew. maa ngi lay jaajëfal Fatmata Diop ginnaaw bi ñu leen déclaré ay ci wàllu chômage technique muy direction bu MEDIS ñu gënoon ko xam ci Sonafi nga xam ni day liggéey ci wàllu pharmacie ak yu mel noonu nga xam ni mu ngi continuer di indi coow ndax dafa yóbbu yenn ci ay liggéeykatam depuis 15 janvier chômage technique liggéeykat yi nag ñi seen employeur boobee na mu doxale méngoowul ak yoon surtout ci jamono ji nga xam ni jamonoy Covid-19 la li ñuy soxla ci ay garab ak yu mel noonu misaalu chloroquine ak yooyee ba tax nañu interpeller kilifa yi
ngir bu fekkee ak jubbanti mun na cee am ndax yëf yi gën a dox ci Sénégal ndax ku ne fa nga féete mën nga cee jàpp ci xeex wopp joojee Cheikh Ahmed Tidiane Seck. nekk ci chômage technique bu ñu yàgg di xeex anam ya ñu ko doxalee liggéeykat yu Médis Sanofi ba woon di sàkku nag ñu tijjiwaat seen këru liggéeykaay ba ñuy defaree ay garab ci jamono yi nga xam ne si la ñuy xeexee jàngoro Covid-19 Alioune Diallo chef service contrôle qualité bu Médis. direction bi dañuy annoncé chômage technique boo xam ne c'est irrégulier c'est illégal et c'est abusif donc jot nañ ci dem inspection du travail mais inspection joxu leen dëgg direction bi demandé woon na ay waxtaan mais waxtaan yooyu mujjul aboutir fenn. boo xoolee coronavirus premier symptôme yi mun naa la ne garab yi ñuy soxla pour traiter premier symptôme yi yëpp dañ koy defar fii ñun au niveau de ce site là Médis mu paracétamol mu terpinocodéine te am nañ capacité de production boo xam ne mun nañ fabriquer pour site bi ak même sous région bi. ñoom liggéeykat yooyee ñàkkuñu nag di teg ay conditions ngir tàmbali waat seen i yëngu di wane ne mën nañoo defar chloroquine bi ñuy lam-laamee ne mën naa faj jàngoro coronavirus. chloroquine bi produit la boo xam ne moom lañ dem wooyee Nivaquine donc Sipowa fii nii daf ko dem defar Sipowa tey moom moo nekk Médis bi ñuy wax ni process bi équipement yi personnel qualifié bi ñëpp ñi ngi fii nii ñoo xam ne mën nañ defal chloroquine bi il suffit rek ñu dem jënd ji matière première bi indi ko ñu démarrer chloroquine bi c'est une urgence aujourd'hui lu ñuy xaar si état bi moom mooy lan ñu ngi toog depuis 3 mois yoo xam ne amuñu salaire ñu fay ñu suñu salaire yi on est 350 travailleurs yi nekk si usine bi amuñu prise en charge médicale entre temps am na ñoo xam ne seen doom yi ñu ngi feebar. jamono yi téeméer ak fukk juróom-ñaari permanent ak lu toll ci ñaar téeméeri journalier ñu ngay am yaakaar ci dogalu kilifa yi nguur gi ngir dooral seen ak yëngu di tekki nag saafara tolof ya ñuy jàkkoonteel ci seen ak këru liggéeykaay. Cheikh Ahmed Tidiane ba tey ak Covid-19 ak conséquences yi mu def wàcc ñi bi doonu lu yomb ñenn ñi dañuy dox ñenn ñi fanaan ci garage yi waaye ñenn ñi itam teel a bàyyi ko fa ñuy liggéeyee donte woon ci liggéey jàmbur la ñu nekk dékku bépp conséquence bu mu mën a am loolu lépp day jafe-jafe yu jeexitaloo xëy na ci Covid-19 bi ak couvre-feu bi waaye en tout cas transport ci Ndakaaru jamono ji bu ngoon jotee tox su bënn lay doon day metti lool nan ko bakka yokk reportage. route nationale numéro 1 bi léegi juróom-ñetti waxtu si guddi di 20h jot di waxtu bi couvre-feu bi di tàmbali. lu ma dëgg police dañuy jàpp di dóoraatee te man ñaan ma yàlla police dóor ma moom. te gars yi yow xam nga 8h la gars yi wax gars yi nañ dugg te buñ duggul am na lu ñu siy fekk. ay junniy doomu aadama yu bañ waxtu woowee fekk leen ci mbedd mi dañoo mujjee dox ngir wutali seeni kër. dox teel a yegg waaw bañ ku ma bañ tooñ rek. xaw naa buntu Pikine def fa 1 heure de temps 2 heures de temps te balaa 19 heures war na ma fekk ma dem maa ngi ma gis nii may daw nii pour balaa maa ngi dem ba OMG. Mbaaw laa jógee war a jëm ba unité 3 parcelle affaire bi métti na lool. ginnaaw bi njiitu réew mi jibalee état d'urgence boole ceek couvre-feu askan wi coono dëgg la ni daj ndax ndogal yi kilifa yi jël am na lu mu jur ci dem beeg dikk bi. oto yi du fees dara du fees moo tax gaa yi di dox gaa yi ñi ñëpp a ngi dox di dox oto yi du fees bu ñu kiiyee ñu ne nit ñi duñ jël nit ñi te du yoon. fii amoon na fi ay clando yoo xamante ne dañ fiy dem par 200 wala 150 mais clando yi léegi boo leen laajtee 800 1000 francs lañ lay wax. ñaari nit lay jël tamit faa ñu yokk oto yi tamit. sonn lool ñi ñu taseel di woo njiitu réew mi. lu xool arrangement na wax société yi nañ def 15 heures xëy 8 heures wala 8 heures et demi wala 9 heures wàcc 15 heures ñëpp ñibbi jàmm ak salaam. mën nañ ko def de 21 heures à 5 heures du matin. waaye laata loolu daanaka safaak marwa la ci doomu aadama yu bëri ne dañuy dox distance yu gudd ngir mën a yegg seen kër laata 20 heures di jot. donc ko bakka yokko maa ngi lay jaajëfal ba tey ci couvre-feu boobee nag am na sambabo yoo xam ni bii rek gendarmerie teg nañu loxo sambabo yoo xam ni man daal àdduna daa tukki sol seen tenue gendarme yor seen i caabi yor seen i mbaxana ak seen i yëpp tubaarkàlla di arrêté nit ñi nekk te bu ñu la arrêté boo xewee yambar mel ni Mansour Diop dañ lay laaj sa téléphone gaare la sa wata tubaarkàlla diggante bi ngay lambaxee lépp luy bagage ci sa wata sàcc nañu ko ñooñu daal nag xeetu phénomène bu doy waar boo xam ni xam naa gone yi sant Njaay la dañoo jaxasoo ci biir couvre-feu bi des nañ ci dellu saat mantulaay ci biir xibaar yi incha allah ñu bi waneen xët. Voici Trafic News. Aba. oui Hadj Mansour. naka situation tali bi. voilà merci xanaa gone yi njóobeen lañu kon nag ñoo xam ne ñu choisir route nationale bi maanaam tey dafa xat ba jégg dayoo lool bu fekkee nag Fass Mbao jëm fi nga xam mooy rond-point Sicap Mbao des difficultés ñoo la fay xaar yeneen difficulté ñoo lay xaar yow mi nga xam ne yaa bàyyi ko foofu lay bëgg a wutali fi nga xam moom mooy Table Thiawane jëm ko Caaxoy ak nag fu ñu jëm ci péage yi boo ko wàccee aussi d'autres complications mooy xaar ñi nga xam ne dañoo wàcc échangeur mi nga xam ne moo nekk foofu ca poste Caaxoy bëgg a progresser vers le rond-point 6 des complications nag ci finir Hadj Mansour. danaa la lambaat ci kanam. Actu Sport.
Baye ma Anta Mboup salaamaaleykum. aleykum salaam El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. alors ñu wax ci Covid 19. waaw Moussa Seydi. waaw moom day ab doomu Sénégalais la buy football foofu ca Luxembourg juddoo foofu sa Sédhiou mu gis na nag tamit yoon na mu dugal loxoom ci xeexu ko bi la jàngoro. bokkut ak docteur Moussa Seydi. non bokkut ak moom kii nag ab joueur international la. dëgg la ñoom ñaar ñëpp jàmbaar lañu. waaw en tout cas dal moom nag bi la taxawaay la am ngir xeex nag bi la jàngoro foofu ca dëkkam di Sédhiou ba tax nag mu jëbaleem ab matériel bi nga xam ne dina mën a tax nag ñu